Gidio Fall ci wàllu dénk gi ñuy dénk doomu aadama yi liggéey bu aju ci réew mi yaa ngi ci benn ministère yaa fay directrice de la promotion des droits et de la protection des enfants du bànqaasu ministère de la famille exactement loolee la ñuy dooree njaboot ak xew-xewu jamono ak la xewati ca kii dugg ci wàllu maternité ndaw sa doon mucc liir ba loru mu ñàkk bakkan itam moom ni ñuy nettalee anam ya yëf yi amee sax man damaa jàpp ne ëpp naa nettali ci bërëb ci mbooloo noo ko gisee ndax jur na grève médecins yi neneen kenn warul jàpp kenn ba tax tey ñoom médecins yi grève nañ gynécologue itam neen dañuy grève noo ko jàngate sëñ Babacar maa ngi kontaan loolu di jàkkaarloo ak yow di jàkkaarloo ak képp koo xamante ni da ngay seetaan GFM waa RFM ak Sénégal yëpp may kontaan loolu di wax ni nag dama koy ñaawlu ndax moom bakkan fu mu rotee rek nit ñi dañuy ñaawlu loolu même bu fekkee nag suñu borom lay soob ndax nag nit mënta joxe bakkan mënta dindi bakkan waaye heure bu bakkan rotee rek suñu borom la soob waaye dégg naa ndaw si balaa muy dem si hôpital bi sax déjà xale bi nekkoon ci biiram génnoon na àdduna loolu la ñu wax am ñeneen ñu nettali leneen ñoom médecins yi nee nañu jigéen bu ci benn jigéen boo jël si ñetti téeméer mooy 300 n'est-ce pas benn jigéen moo ci génn àdduna depuis bi ñu leen ubbalee seen hôpital Kédougou ba tey kenn du leen wax jaraw lakk ndax xëy na seen liggéey la te bu doon suñu sago kenn du génn àdduna waaye jigéen rawatina bu ànd ak doom rawatina muy mucc su génnee àdduna dañuy massawu képp ku nekk ci askanu Sénégal waaye ñuy wax nag faj ak génn àdduna ñoom ñooy ñaar yëf yu ànd man nag maa yor promotion des droits et de la protection des enfants muy lépp loo xamante ni dafa ñoñal xale lépp loo xamante ni dafa am wareef ak yelleefu xale ma nekk nag ministère bi nga wax ministère de la femme de la famille du genre et de la protection des enfants. bu la déggee daal yow fajkat yi nga faral. fa nga féete aw ma pour féete dama am pour gis benn situation ñu analyser ko ndax nit lañu bu ñuy analyser dañuy. yeneen xabaar yi ci jëm ne ak càggante am na ci anesthésie ba ak ñoom seen noo koy def. mën na nekk da nga ni faj ak faatoo ànd. waaye dëgg la loolu tam est-ce que mooy taxawaay wi war. dëgg la faj ak faatu ñoo ànd. faruma fenn commencé na bëri lan commencé na bëri parce que quand même ci at bi au moins on a eu presque benn wala ñaar wala ñett sa ay affaire ci benn année. waaw loolu dafay am loolu moom man awma benn sori bu ma ci am li ma ciy am daal mooy bu noon sama sago kenn du faatu ndax jur kenn du faatu ndax joxe bakkan ndax jigéen laa nag te joxe naa ay bakkan kon ku mu doon sa sago rek jour boo ëmbee ba ngay wësin di nga am doom si jàmm ak salaam mu doon sa mbégte doon say mbégte. waaye loolu de soxna si wax dëgg yàlla ay réew yu mel ni Sénégal rek lañ koy gis. déedéet waaw mucc moom. déedéet mucc ñàkk sa bakkan lu mën a ñàkk la. waaw déedéet. àdduna wër nga képp wax ma ban dëkk ngay dem amul jigéen buy mucc te génn àdduna amul. mais loolu wàññeeku na bu baax. ci réew yoo xamante ni loolu ñu def ci ay programme ne jigéen war naa mën a mucc sa du ko ci dal ngeen yéen ñi politique yor nguur di ci def ay programme naan ay mortalité maternelle nañ ko wàññeek mortalité infantile. boo taxawee wax lii tama au safaan lay gën a nuru. dañ koy wax dañuy wax bu doon suñu sago képp koo xam da ngay mucc daal doo am. mais yéen ñi nekk ci nguur gi yéen a war a jël les mesures qu'il faut. boo leen ma posé question da ngeen di ma bàyyi xam-xam ak xarala toll na foo xam ne ci àddina jigéen war naa mën a mucc te du ñàkk bakkanam. waaye nag dafa fekk ni sunu l'hôpital yi ak ñi cay liggéey itam seen i manqué mën naa jur yu ni mel du noonu. Babacar damay d'accord ci loolu waaye dama ni la amul fenn ci àdduna wërngal képp foo xamante ni dina am ay jigéen yuy joxe bakkan te du am ku dee. mais loolu bu amee mooy c'est un scandale. waaw doo leen ma may nag ma wax doo leen ma invité ba pare di ma sorxo may leen ma wax da nga bëgg a ñëw tamit wëndeel suñu xel yi. yàlla tere loolu taxumaa jóg waaye da ngeen di ma poser question may ma joxe sama avis même si je suis pas professionnel de la santé comme li nga ma wax ma nekk politicienne am nag loo xamante ni yàlla dogal na ko ma am ko cër ci dëkk bi kon war naa ko mën a wax donc je dis képp koo xamante ni jigéen nga am nga droit et au-delà du droit dañuy ñaan nga war a mën a am doom wasin ko ci jàmm ak salaam te bakkan du ci rot waaye nag nit yëfu nit la médecins yi ay nit lañu ay nit mu mën a am ay erreur yoo xam dañ koy def erreur médicale ñëpp gis nañ ko fu ne mu am fa waaye mu war a mën a nekk loo xam day ñàkk lii laa wax. mais justement lu ñu gis mooy que depuis quelque temps loolu commencé na bëri te rapport yu lu mu wone am na ay négligence lu bëri aussi. moom laa la wax dama ne la négligence mën na am erreur mën na am waaye man je suis pour la sanction que ça soit positive ou négative bu nit defee lu baax da nga koy wax waaw góor bu nit defee loo xamante ni safaan bala ñu teg daan yi war a tegu ci kawam lii laa gëm.
waaw baax na léegi itam bu fekkente ne réew mi bu yoon yëngoo war a def liggéeyam. ku ne du fi amee ndax jaratina justice di amati ci réew mi politiciens yi bëgguñu ku leen woo tribunal journalistes yi bëgguñu woo ku leen tribunal fajkat yi bu enquête jibee ñu ne du fi amee waaw léegi moom réewum lu mu. loolu du dox loolu mooy ndëpp jot na Babacar loolu mooy ku nekk war ngaa mën a xool sa toogin. loolu mooy il faut une introspection et au-delà de l'introspection il faut loo xamante ni nit ñi di ko waxante mooy bu nit nekkee ci doxalin boo demee ba ci yàgg da ngay taxaw ñu xoolaat doxalin bi Babacar neex na ma loolu nag ba nga waxee tous les corps dëgg bu ko nit ñi bàyyee ba tax na léegi c'est la culture de la médiocrité Babacar ay gone yu tuuti dañuy jug taxaw di jël ay wax yu ñaaw di ko teg ci ay kilifa ay gone yu tuuti jug taxaw ni yoon du leen laal politicien taxaw ni yoon du ko laal journaliste taxaw ni yoon du ko laal keneen ak keneen taxaw ni yoon du leen laal kon ñu xam ne war nañu mën a toogaat waaye nag damay wax yaa une évolution même bu fekkee ne am na góom bu am Babacar c'est ici en 2021 2022 2019 la ñu gis ni politique dem na ba ñu gis politicien boo xam ne dafa ànd ak nguur mu def lu dul sudu noonu ñu tëj ko. bariwul de. waaye am na. xam nga bëriwul waaye am na nañ ko nangu ñu jël ay policiers yoo xamante ne def nañu lu dul sudu noonu ñu tëj leen kaso am ñoo xam ne summi nañ leen y a une évolution waaye doyul man damaa d'accord ci loolu te du yoon ndax yoon buñ ko wàccee le commun de vouloir vie commune mu am ay sociétés ñu teg ay règles bés buñ ko respecté wul ba kenn du sanctionné kenn loolu mooy problème. fajkat yi de foog ñu wax ci ñoom wax dëgg yàlla bu dee Linguère nga ni duñ tëj kenn Louga nga ni duñ tëj kenn Tivaouane hôpital Tabax nga ni duñ tëj kenn Kédougou nga ni bu kenn laal kenn loolu tam vraiment c'est compliqué ah. c'est compliqué dinañ wax ci ñoom dinañ wax ci politiciens itam ñi nga xamante ne dañuy sàkku ñu te ñu ni kenn du. lan la ñu war a def ci loolu en tant que ministère de la famille lan la ñu war a def. ci problème ministère de la famille. ministère de la famille nag xëy na dina ci am yoon mais par ricochet comme ni ko tubaab di waxee ndax li ciy tax mu am yoon mooy xam nga famille bu ñu ko waxee mooy jigéen am na ci. doom am na ci baay sax am na ci te lépp lu laal ñooñu rek ñooñoon na ministère de la famille li ñu war mooy fàttali ni dañu am droit santé publique nag nekk ressort état kon bu amee loo xamante ni daf ciy soox li ñu war rek mooy fàttaliwaat. kër nañu gën a yéen a ngi jàppale jigéen yi réellement. da ngaa bëgg xam est-ce que. dégg nañ kii di Gabrielle Kane. tontu rek madame. lan la Macky Sall defal jigéen ñi. xam nga balaa may agsi si Macky Sall li mu defal jigéen damay agsi si li nga wax. Gabrielle Kane wax na ni yéen daanaka jàppale leen jigéen. nee na pastelu rek ngeen fi nekkee ak maquillage. jigéen balaa baax mën a pastel bu jub maquillage ba mu jekk teg sa col mu rafet. am na ñoo xamante ni duñ ko mën a def xale yu tuuti bu ñu nekkee ci mbedd bi pour nit ñi mën leen ràññee il faut que ñu summeeku desee yaramu neen taatu neen photo wu xale yu tuuti ci mbedd pour nit ñi mën leen ràññee leen il faut ñu saaga seen i waajur wala ñu am seen âge waajur xale yu tuuti ñu nekk ci biir dëkk bi pour nit ñi mën leen ràññee il faut ñu wax bu ñaaw mbaa ñu def loo xamante ni chantage la kenn du leen nawloo man waxee ma foofu le président Macky Sall ce qu'il a fait pour les femmes sénégalaises à travers madame la ministre Ndeye Saly Diop Dieng ñu teg nañ ci baaraam 45 départements yëpp am nañ ay jigéen ñu fa jël comme chargé de mission 45 départements yëpp wër na ko Sénégal wër képp te département bu mu dem dugg na ci lépp loo xamante ni commune yu fa nekk la matériel d'allègement yi. Gabrielle Kane dafa ñëw ci seen ministère laaj ndimbal parce que gis nañ ni mi ngi dem ci ay centre de santé di leen jàppale gis nañ ko muy def un peu le tour du Sénégal jàppale wu leen ko loolu la wax. léegi moom mooy kan ba ñu koy jàppale je te pose la question est-ce que daf la ko gën a yey yow mbaa daf ci gën a yey Babacar. mi ngi def social. léegi nag chaque jour nga gis ku def social ku décidé ni mën nga dema defal la sa bopp Adji Sarr ñëpp a taxaw ci turam lay jaar. ni lii c'est un complot d'État ñëpp taxaw ni ñun ñoo ko ngemb kon Ndeye Saly taxawaay républicaine moo ko warte loolu la def. doo leen ko jàppale ku la wax jàppale wu ko. si déglul gis nga man am na loo xamante ni Gabrielle dafa tolloo ak man génération su waxoon ak man mu neex waaye soo demee ci koo xamante ni. may ma tuuti du pànk saful xam nga lan moo saf. Sénégal nga am possibilité. Aliou kii itam de. nga am possibilité mbir la de sa invité bi. nga am possibilité mën a defal ci sa réew. gis nga Babacar. wax ju ñaaw ku nekk mën nga ko nit mooy insaanul kaamil de 0 à plus l'infini mi ngi ci nit de 0 à moins l'infini mi ngi ci nit waaye Gabrielle Babacar dafa am lu nit di jomb ak lu nit di ragal jomb mooy sa juddu moo la koy may ak sa der gis nga nit yow yaa ngi koy wax léegi am na valeur yoo xam ne bu ñu ko fi bàyyee fu ñu jëm ku la mat la ndey nga taxaw naan ko yow da ngay fen xam nga man mën naa ko def lu tax du ma ko def parce que dama koo jomb Gabrielle Kane bu bëggee jàppale Adji Sarr affaire am la Gabrielle Kane su bëggee jàppale ay ambulance affaire am la Gabrielle Kane su bëggee def social affaire am la c'est un choix et beaucoup de gens le font ici waaye madame Ndeye Saly Diop Dieng posture bi ko war en tant que républicaine maa ngi koy def Adji Sarr pourquoi Adji Sarr kese xam nga Adji Sarr son cas est atypique je suis d'accord parce que daf ko digaale ak koo xamante ni politicien la
waaye tellement de filles moi j'ai la protection des enfants gis nga Babacar de 0 à 8 ans ay xale seeni ay waajur violé leen ñu di leen def prise en charge chaque jour fii ci biir Sénégal. pourquoi Adji Sarr jàppale leen ko. jàppale nañu Adji Sarr lan ngeen ko defal. li ñu ko defal mooy déjà y a un apport psychologique qui a été fait boole ko ak ñu koy xool l'État du Sénégal sur le plan sécuritaire yow yaa gën a xam ne Adji Sarr sur le plan sécuritaire bu ñu ko def jàppalewuloon lañ leen def fii taal seen studio ñu taal ko moom waaw. parce que nag dañoo toll ci at boo xamante ni pensée unique moo am ku xalaatee leneen ñu dóor la mbaa ñu saaga la mbaa ñu wax lu ñaaw sa sécurité a été assurée ak leneen waaye am na loo xamante ni état bu fekkoon lu muy def dafay taxaw di ko wax di ko mbubboo te Adji Sarr n'est pas quelqu'un boo xam ne moom rek la ñu war a jàppale. ne Gabriel nee na da ngeen ne jàppale ngeen ko affaire chantage ngeen doon def alors qu'en réalité moom joxu leen ko 5 francs. kan la ñuy chantage j'ai pas compris. Gabriel Kane dafa ne yéen bi mu fa ñëwee joxu leen ko dara mais après da ngeen ne yéen chantage la doon def. man du ma sori ci kooku xam nga lu tax du ma sori si moom bu ñu neexee duñ ko jox tous te dara duñ ci fekk il est kii lan la Gabriel def Sénégal lu ma deful man. léegi coowal Adji Sarr boog ñoom seen ak. les gens se sont engagés depuis jeune. waaw léegi Babacar. dama bëgg nag foofu conclure ci benn yëf. nit ñi dañoo nekk ay élèves engagés wu pour ce pays. di def ay grève te sànni wuñu xeer saaga wuñu waxuñu wax ju ñaaw ñu àgg université jàng ñu war a jàng di cotiser di jàppale ay taalibe di jàppale étudiants yi ñu màgg tag laaj ay baat ci dëkk bii te di doxal lu ñu war a doxal génnee wuñu suñu yaram génnee wuñu suñuy taat saaga wuñu waxuñu wax ju ñaaw te tey ñu ngi fi waaw may ma ñu taxaw nag ci dëkk bi ñu taxaw ci dëkk bi nag am fi ay baat suñu juddu may ñu ko suñu yar may ñu ko suñu taxawaay may ñu ko kon xoola nañu delluwaat sur les valeurs de ce pays. léegi coowal Adji Sarr moom nga tudd sànq ba laawala ci Ousmane Sonko mi ngay joxar bi di ko ci joxoñ ne def na lëf bu dee rek wàllu tribunal ak yoon yéen itam ay enquête yu ñu def ñu ni directeur sàngam doon ministre sàngam léegi ak kilifa sàngam sàcc na xaalisu Sénégal yaa ngi naan am nañu bokk ci yéen ñu dem ci kaso mosuñoo gis ci Macky Sall ku ñu dénk lëf ci réew mi mu sàkkal ko pexe ñu jël yóbbu kaso amul. ok yow maire bi nekk kii Sindia jàpp nañ ko fii ñëpp dégg ko ba pare la justice des hommes ce n'est pas la justice. misaal boobu ngay joxe. non moom laay joxe pourquoi est-ce que Macky Sall nekk ci pouvoir bi ñu war a jàpp kenn ñu war ko tëj léegi ki fi jiite woon ku doon ministre nag ñu ni luubal na alal réew mi ba te ba léegi France. waxal lépp rek. non wax ma kan ngay wax tur du xam nga ko. waaw waxal tur ma dégg. bu soxlaa ñu wax ko. Cheikh Omar Anne mi jiite woon kudd yor kudd ay rapport ñu ne wane ne ni sàkkal na pexe alal réew mi mu fa sax monté grade doon ministre. waaw rapport yooyu ko jox est-ce que ñoom dañu am possibilité def jugement ils font un rapport parce que ils ont fait des enquêtes moo am. léegi nag yaa ngi lay. waaw may ma damay laaj kañ parce que danga maa laaj te boo ma laajee li ma xam laay waxtu ci ay principe lay taxaw li may taxaw mooy ki nga xamante ni Cour des comptes la amul possibilité tëj ñi condamné il fait des rapports mu jébbal ko ñi nga xamante ni ñoom ñoo war a def ñooñu ñu ngi ci yoon di ko def. bés bu ñu ko waree tëj ñu tëj ko Seynabou Ndiaye Diakhaté wax na ni moom def na ay. 17 rapport waaw kenn gisu ko demul ci parquet bi deful enquête yi war. mi ngi ci yoon bi loolu moo amul ma ci wax depuis presque 2 ans. dina jël sax 5 ans la justice des hommes c'est pas la justice. non le ton de la justice waxi politicien la. Babacar loolu waxi politicien la waaye. man nag ma wax xam nga Khalifa Sall Karim Wade ma ne dama ne Khalifa Sall Karim Wade Khalifa Sall Karim Wade seen mbir traîné wul. waaw Khalifa Sall waxul defuma. ci benn rapport IG kese. non waxuñ def gi maanaam doxalin ñu ci dossier bi déedéet na leer Khalifa waxul defuma. dafa ne du man dong ci rapport inspection générale d'État. droit yóbbu ko. droit boo demee ba taxaw ni du man dong. mooy déjà yow sa bopp nangu man yaa def kon ku nangu moo def bu ñu ko tëralee tëdd na est-ce que man état dañu war a taxaw parce que ñu ni kii wax na moom dañ ko def ndagam def nañu procédure d'urgence wala defuñu procédure d'urgence nous sommes dans un état de droit et un état est en perpétuelle construction man waxuma lépp baax na. d'accord naa neexul ba neexul mais Jéggi Diop yéen ak Macky Sall yéen da ngeen a bew quoi da ngeen a bew. ak bew la lii ngeen di wax nii. ay déet. Babacar nag président nag bu ko neexee bew nag. waaw ça c'est très grave. si c'est ça c'est très grave yow yaa def jugement. yow yaa def jugement ma delloo la foofu loolu c'est le président de la République. Et après. Quand tu me poses une question tu me laisses répondre. Allez-y. C'est pas n'importe qui. beew nag yow yaa jël péjoratif teg ko foofu président xam na la mu doon ndax xam na fa mu jógee il a fait une trajectoire rectiligne nag teg si ñëpp tegal ko bët gis fu mu jaar. yeneen doomu jàmbur yi defuñu trajectoire defuñu liggéeyaluñu Sénégal il faut arrêter ça aussi. Babacar je veux savoir quelle est ta question. La question mooy
foofu la ñuy daanelee sax parce que vraiment politique bi ñun dañ cee sonn. politiciens yi déedéet fi ñuy waaw man tam damaa sonn ci journaliste yoo xamante ni. waaw d'accord damaa sonn ci journaliste yoo xamante ni dañuy gis loo xam ne war nañ ko mën a wax te duñ ko wax. waaw léegi yéen a ngi nii toog jàkkaarloog ay politiciens boo xamante ni dafa leen di bàyyi ngeen di ko poser ngeen di ko muy lay wax lu ko neex ba mu daaneel te kenn si yéen ñemewu ko poser question. loolu moom bu la dara naqari dina dakk ngeen di ko wax lu ko naqari mu taal seen i ay studio te kenn si yéen di ko tudd wax leen ko Ousmane Sonko ak ñu mu àndal fii moom ku fi taal chaque jour mu woo leen conférence de presse wax ba mu neex ko journaliste yi taxaw tëdd nag mel ni ay taalibe te kenn du nooyi dañuy daaneel te kenn du ko poser question te heure bu wootee ñu demaat justement taalibe baatu taalibe boobu nga tudd fa la ñuy daaneel parce que waxtu bi jeex na baatu taalibe bi mooy liñ la dénk mooy aar gone yi ci ministère de la femme xale yi taxawaalu ci mbedd mi ci nawet bi sax la yaram yi gën a daw boo xëyee 4 heures du matin romb xale yi di seelu mbaa tooy xepp di taw te ak li ngeen fi wax yëpp nañ leen jël yóbbu leen ci seen i waajur leen ramasser et cetera loola est-ce que dana dakk xale yi taxawaalu ci mbedd mi. Babacar du ma taxaw ni la dina dakk xam nga lan lay taxaw wax la mébét la ndax 1106 personnes génnee nañ leen ci rue bi si 1106 yooyu au moins y avait 631 enfants Babacar am na benn ligne boo xamante ne numéro 111 la. 1603 appels jot nañ ko fa pour nit yoo xamante ne dañoo nekk dans des difficultés ñu jëlee leen fa yóbbu centre Guindi 73 personnes ñu yóbbu leen fa dont 53 filles ñu jël leen fa yóbbu. mais Saint-Louis ba léegi nii nee nañ y a toujours des talibés qui traînent alors que foofu nga nekk. sama dëkk jooju maa ngi nuyu monsieur le maire Mansour Faye di ko delloo. dañ leen door temps yi waaw dañuy door dañ koo nangu waaye gagné nañu élection législative yi. gagné nañu élection municipale même pas 6 mois les Saint-Louisiens wóolu ko daal di jël seen ndombal tànk seen loxo ak seen baat jotee ko ci loxoom moom Mansour Faye lu mu mën mu koy def pour Saint-Louis inondation yi yi ñëpp gis nañ moto pompe yu mu fa def ñëpp gis nañ ni mu taxawoo waa Ndar kon man boo ma laajee ci loolu damay doon li ma sawar ma delluwaat ci taalibe yi ci tënk ci xale yi lu ngeen ci nas ci lu gaaw lu jàmp li ma ci nas li gaaw li may njëkk wax mooy waajur yi Babacar dama bëgg fàttali waajur yi place su xale fépp la ba mu des ci mbedd damaa bëgg fàttali waajur yi état lu mu mënti def parce que la quasi totalité des textes ont été ratifiés par l'état du Sénégal waaye teewul xale yaa ngi ci biir mbedd bi ba tey état dafay accompagner waaye ñun nañuy téyewaat doom yi ci biir famille yi Babacar nombre d'enfants yi ñu génnee ci rue bi sax mënuma la wax nan la toll te bu ñu leen yóbbee dañ leen di identifier bu ñu identifier ba pare ñu delloo leen bu ñu leen di delloo ñu def ce qu'on appelle la réinsertion socio-économique c'est un processus assez lourd. 0 enfant dans la rue kañ lay doon. kañ lay doon maa ngi la koy laaj yow. ah yéen a yor yëf yi. loolu la ñu bëgg. kañ c'est une xaw ma ko mënuma taxaw fii naan la suba la wala gannaaw suba. parce que ñun état li ñu war mooy génnee yóbbu bu ñu yóbboo parents démissionné génneewaat defaraat ci mbedd ñu jëlaat for delloo yóbbu xaalis dina fi abadan képp ku dee yóbbaale. te yàlla waaw jërëjëf. Babacar. waxtu bi jeex na waxtu bi gaaw naa jeex. waaw mi ngi waaye damay sant ak ngërëm. di wax nag nañu delluwaat sur les valeurs. xale na xàmmee mag taalibe na xàmmee sëriñam ku nekk na xàmmee kan mooy kilifaam ñu rang bi mën a jub ndax suñu dëkk bi mën a taxaw. Macky Sall doxal. Macky Sall day doxal. parce que looloo ko war. ndax kenn du gën a bëgg Sénégal gën a dox ba mu des waajooju. lu ko neex def ndax moom la ñu jël tabb ko. jël réew mi tekk ci loxoom. may nuyu Mansour Faye di ko delloo njukkal di ko wax moom nag mook Ndar ak ñun. est-ce que dina nekkaat ministre sax moom waajooju. kan Mansour bu ko nekkulee safu ko parce que xam nga lu tax. la ko war da ko def. mu soxlawaat Ndar waa Ndar jëlaat mairie bi tekk ci loxoom waa Ndar saa su seen bët xonqee mu ñëw taxawal leen. waxtu bi jeex na kon nekk ministre ak bañ a nekk ministre du loolu ko yëngal. Jéggi Diop Fall waxtu bi jeex na ndax saa su ko Macky soxlaa rek day taxaw ci kanam. journal bi jot na. may nuyu Ndeye Saly Diop Dieng di ko wax nag. na continuer yoonam xale bu tuuti boo xam ne amoo yar nga bëgg ñëw taxaw di ko yeb moom juddam may ko mu koy tontu waaye na ñëw wax ak ñi maaseel. jërëjëf Jéggi Diop Fall jërëjëf Alimo jërëjëf Fati yendu ak jàmm.